ak jëndal ma express gaaw te woo ku ko doon laaj yegg si na Sénégal dama ne poids nu mu mënti toll lu mu dis am nañu moyen pour andil la ko Sénégal soo bëggee mu dem extérieur tamit la même chose seen numéro nag mu ngi nii soriwul benn yoon da ngay def 78 473 62 62 bu dee extérieur nga def 0044 79 58 31 51 00 ak jëndal ma express daal xel dal na. Express daal yéen a ko yor. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen remercier vraiment ci seen teewaay di wax ne rek ne suñu liggéey tey bu fësee yéen a tax donc maa ngi leen di delloo njukkal di leen wax ne rek je suis prête pour vos questions. waaw tey nag damay def sama lancement album muy album Esprit qui est un album de 11 titres qui englobe lépp li nga xamante ne rek xel war na ko xalaat c'est un peu prétentieuse quand même de dire que lépp mais man foog naa ne album Esprit réunir na musique yi nga xamante ne jot nañ ko fësal ci àddina donc mu nekk lu ma neex tey fan si quelques fan sama partenaire waa Liska ñëw ak yéen mi nga xamante ne yéenay presse bi donc ngeen ñëw fii teew assister li nga xamante ne mooy sama présentation d'album si D-Média. ok Guigui fii nii dooree rek mooy nga décortiquer lu album d'abord ñaata titre la am détails yi ci gën a am. voilà comme ni ma ko waxee c'est un album de 11 titres premier y a Esprit y a Tey mu neex y a Papa y a sama gént bu neex mi nga xamante ne maa ngi ko woy sama yaay. y a aussi number one y a Tu m'as trahi ak bëri na daal voilà donc pour ne pas citer que wëy yi ma xamante ne wëy naa ko donc na ñëpp xam ne rek album 11 titres la et c'est varié am na mbalax am na coupé décalé am na afrobeat am na raga am na soul am na li nga xamante ne aussi mooy danse hall bi nga xamante ne bëgg naa nit ñi nga découvrir musique yi nga xamante ne jaxase naa ko ci biir woy boobu nga xamante ne maa ngi ko tuddee Tu m'as trahi donc mooy numéro 7 je pense nit ñi bu ñu ko dégloo dinañu xam ne Guigui liggéey na bu baax a baax musicalement et vocalement aussi. beneen question bi balaa maa def sama naataangoy mooy sànq wax naa ko ci biir mooy papa ak yaay nga delloo njukkal sabab bi lan la. waa xam naa loolu moom sax jarul nga koy laaj doom ndax papa ak yaay ku leen delloowul njukkal xaw ma ci àddina kan ngay delloo njukkal parce que tey su ma demee ba toog fii sama yaay ak sama papa ñoo ko waral du ma nekk ci musique di wëy lu nekk te du ma wëy sama papa ak sama yaay li ma ci sabab aussi mooy doom yi nañu jël en considération les parents lu am solo la parce que gëwuma adage boobu di ne léegi njabootu kanaara la yow da nga leen di bàyyi ñi jiitu nga topp seen ginnaaw jamais de la vie njaboot foog naa ne waroo démissionner ci njaboot te parents yi li tax ñuy démissionner ci njaboot mooy manque d'éducation yi nga xamante ne jox nañ ko seen doom yi foog naa doom dañ ko war a yar fi ñu ko war a yaree xamal ko les bonnes valeurs foog naa loolu boo ko defee rek doo réer pour wan xale yi ne yaay dañ koy teral papa dañ koy ormal parce que dañuy naan liggéeyu ndey barke baay wëy naa ko pour sama bopp wëy naa ko pour delloo la njukkal mais aussi wëy naa ko pour yee xale yi nga xamante ne léegi li ñuy wax rek ñoo doon seen kilifa bopp te tant que yaa ngi wax yaay di gëstu naan papa foog naa ne say kilifa mooy ñi nga xamante ne ñoo tax nga dund donc kilifa même bu ñu nekkatul ci àddina sax waroo doon sa kilifa bopp chaque jour boo waree dugg ci lu baax war nga leen xalaat boo naree def lu bon aussi war nga leen xalaat ba delluwaat ginnaaw. question d'actualité immigration clandestine bi Guigui nga nekk leader d'opinion tey du ñàkk am nga message ci doomi réew mi ñi nga xamante ne fi mu ne nii désespéré nañ di jël yoonu gaal de façon irrégulière ngir wutali étudiant ngir wut fa seen wërsëg. waaw dafa nekk sujet boo xamante ne aussi jiitu na suñu juddu mais je pense qu'il est temps nit ñi toog
xamal ne jeunesse soo bëggee tey suba nit di wax ci yow ci lu baax soo bëggee tey nit di roy ci yow day fekk nga doon dara sa réew. je n'en dis du ma kii nu ma tudd ci sax du ma ne ñi tukki duñu am baat seen réew mais foog naa tey nga toog sa réew liggéey tekkee fi joxe bon exemple ci sa réew foog naa ne loolu boo ko defee di nga pousser jeunesse bi à ce que ñu xam ne toog sa réew tekki am na. ñi tukki nag maa ngi leen di ñaanal mais légalement mais ñi nga xamante ne nag ñu ngi jël bateau yi loolu man mënuma ko sax gëm. Parfois da ngay gis ay image ci internet bi ñu won la ay corps ma ne lii du ay corps dañuy tiital et pourtant c'est vrai ay nit yoo xamante ne la fii la ñuy jógee ma la yeneen réew ci Afrique dem pour jéem a wuti leneen mais ne serait-ce que entrepreneuriat la ñu war a favoriser comme nekk nañ dëkk boo xamante ne da ngay jàng aussi ba am say diplôme te doo mën a liggéey mais entrepreneuriat moom la ñu war a gën a fësal c'est-à-dire bu amee sa 5000 francs bala nga am sa 10 000 francs nga ne lii kat dinaa jéem a xool même su ma si jëndee ay manque di ko jaay xale yi sax ndax suba dinaa ci am dara moo gën ngay naan xaaral ma dem Europe wuti ay millions parce que da ngay gis bateau yi c'est pas gratuit da ngay fay ay nu mu néew di nga fay ay 1 million jëm ci kaw saa waa ji 1 million loo fi ibbi wax dëgg yàlla benn at ñaari at dina métti mais après dina dox man daal sama frère yi ak sama sœur yi parce que jigéen ñi aussi ñu ngi ciy bokk li ma leen di ñaan rek mooy ñi gëm seen bopp dafa am solo gëm sa bopp gëm sa réew bu ñëpp demee xamu ku fiy des bu ñëpp demee kenn du fi des te bu boobaa nag li ñuy wax berceau de l'humanité Afrique foog naa ne dootu ko nekkati dina suulu dina mujjee nekk tombeau ngeen baal ma ci kàddu bi mais na ñi ñu toog fii gëm seen bopp muy fii muy feneen fépp foo nekk rek mën nga fa tekki. dafa am engagement politique ak le maire Khalifa Babacar Sall l'ex-maire su fekkee dafa am engagement politique boobu ci côté Khalifa Babacar Sall est-ce que mënul indi ay gàllankoor ci carrière Guigui parce que Guigui actuellement lu national la par contre lu international la est-ce que boobaa dina yëral ci moom appartenance politique. xam nga ñi dañuy jaawatle conviction ak engagement donc man par conviction ak par amour ak kóllëre moo tax ma nekk ak sama papa Khalifa Ababacar Sall dama juddu fekk samay waajur di ko jàppale man du ma juddu nag déggal samay waajur sànq dégg ngeen li ma wax ci plateau bi suñu ma nee xoolal gauche ma xool gauche suñu ma nee xoolal droite ma xool droite ñi gis Khalifa jiital ko man may ñëw di aw ci kaw man may aw ci suuf ça je le ferai jamais mais c'est pas un engagement politique c'est par conviction c'est par reconnaissance et c'est par fidélité loyauté moo tax bañ na ko du ma ne sax Khalifa papa laa koy woowee donc waxu politique moom vraiment man bokkuma ci je suis apolitique. moo ñu comprendre rek moo ñu comprendre parce que yow yaa ngi may naan engagement alors que kenn mësuma gis ma taxaw di revendiquer que ça soit man papa Khalifa rek laay wax je ne parle même pas de du PS ma la leneen non. sa xeex ci wàllu cancer. gis nañu jamono yële ci ginnaaw am na fi ay artistes yu mag yoo xam ne may nañ leen fi ay may bu njëkk Soumboulou 5 millions mbaa ci 10 millions gi taxaw ne góor bi may bëgg tey pour ma nangul ko war a jox may bu njëkk 350 millions te su ma ko joxee 600 millions ou plus suñu radiothérapie laa ko bëgg jëlee pour dimbali ñi nga xamante ne que ñu ngi loolu ci jàngoro boobu tey bu la góor joxoon 600 millions di nga ko jël. waaw yow ba dangaa yow 600 millions yow. dama dëkk grave dina sonal. teel nga wax waaw de voilà donc pour répondre à votre question loolu nag lu dëggu la ci man du ay faux de vraiment du ay faux te foog naa ni comme ni ma ko waxee jigéen dara jomm ko parce que gis nañu góor bu teral façon jigéen bu nekk donc jigéen dara jomm ko rawatina nag mu nekk combat boo xamante ne combat bu noble la cancer du sein yéen mi fi taxaw yépp bu laalul ku leen jege laal na koo leen xam koo xamante ne tey leer na ni kii cancer du sein soit yóbbu na ko mala mi ngi koy dund salle bi sànq dama bañoon a wax mais am na ñu bëri ñu fi toog ñoo xamante ne seen jabar yi cancer du sein la ñu am mu nekk feebar bu métti man mi may liggéey ak waa LISCA muy sama yaay la présidente
nekk femme bu engagée femme bu digne femme bi nga xamante ne delluwul ginnaaw benn yoon ci moom laay roy ci moom laay xool parce que cancer nekk na feebar boo xamante ne dañ ko naka laa koy wax du néewal doole sax mais dañ koy ruus sax fësal dañuy gis ku am cancer da koy nëbb alors il est temps des artistes comme nous taxaw revendiquer li nga xamante ne mooy feebar bi pour ñi nga xamante ne bu ñu ko amee duñu ragal fësal ko pour teel a faju parce que nëbb bi yëpp mooy indi après les cas de décès booy xool France muy États-Unis am na benn richissime femme d'affaires boo xamante ne bi mu taxawee fësal ne ma dama am cancer du sein si la jigéen yëpp am fit ne ah comme diw moo am cancer du sein taxaw fii wax ko comme man ko waruma am lu may ruus ci la jigéen yëpp jóg dem dépisté wu ba booy xoolee taux de mortalité États-Unis cancer du sein doo ci déggati li nga xamante ne déggoon nga ko des années avant parce que femmes yi dañuy teel a dépisté wu teel a xam li nga xamante ne mooy seen feebar donc man sama yéene mooy radiothérapie ma am ko jëndal ko sama bopp nag dafa neex foog naa ne nag sama jëkkër su ma ko jëndalee bu ko indee may bu njëkk ma yóbbul ko sama maman laa koy yóbbu rek ñu xool ban dëkk la ñu mën a amee rajo bi rek jënd ko. mais li ci nguur gi waroon def ak nga li ñu ko ci def baal ma li ci nguur gi waroon def est-ce que mu ko ci def sa gis-gis. sama gis-gis non parce que mënuñu chaque fois ñiy def xam nga man su ma demee ba koy ñaan sama futur jëkkër ba gaa yëpp di daw donc ça veut dire que ne li ñu waroon def defuñu ko man sama combat mooy képp ku amee cancer du sein ordonnance sax doo ko jënd ma loolu mooy sama combat. ginnaaw ci ay jamono ci ginnaaw artiste yaa ngi jooy affaire SODAV day jotuñu seen ay recette. jamono ji wala ci semaine bi président de la République wax na dina yabal ay auditeurs ay nit yoo xam ne dañ dem auditer ji waa SODAV. ok pour seen recette yi ñu daan am ba xam ni ñu koy doxalee jaar na wala saa yu nag nga gisee loolu président de la République. waaw xam nga nit nag da ngay wax rek te yàlla moo tax te man kii ku ma xam ne moom dëgg rek moo ma tax a jóg man de SODAV dem naa fa fayeeku jox nañ ma sama chèque wax dëgg yàlla ma dem fayeeku donc voilà donc j'ai pas de problème avec eux.